tey dégg nga Pape ak yaa Seyda ak Prosper lu ñu jot a introduire on te laisse le soin aussi yow tamit nga introduire laataa ñuy ñëw ci madame Seye. waaw c'est-à-dire que dafa am leen loo xamante ne dañ koy fàtte wax muy avant mariage mooy partie bu gën a importante parce que lu may wax tout le temps mooy chaque fois soo dajeeg nit souvent on montre notre plus belle face suñu meilleure face la ñuy wane maanaam da ngay nangul nit ki lépp da ngay dem nangul nit ki lépp au lieu tey nga concentré wu sur les principes de base parce que sooy dem ak nit da nga koy naan man lii laa bëgg lii laa bañ su fekkee da nga ko fekk ak loolu fekk yow àndoo si nga ne ko man bëgguma lii. dès le début. dès le départ waaw. waaw su dee ku góor ki da nga ko naan lii laa ñaar ñëpp parce que ànd tamit du jàpp ànd du jàpp waaw day waxtaan la parce que kenn mooy jël doomam jox la ko yow tamit nga ñëw takk doomi jàmbur donc du jàpp c'est une chose. deuxième chose mooy principe yooyu noonu yi départ yi ngeen xam ne waxtaan ngeen ko yooyu noonu ngay gisaat ci biir ma soo leen demee ba am accord ngeen waxtaan ba d'accord si parce que tu n'es pas obligé takk nit ki. waaw lii nga war a def ak fii laa bëgg nga yem ma fi ak naan nga. voilà ma ni. loolu da nga koy waxaale ci sëy. xanaa kon labatoo ko. en kañ waaye labat dafa ànd ak fulla labat dafa ànd ak fulla waaw. waaw jigéen nu mu mënti rafet su fekkee lu la wóor ne kii soo naree dugg si moom da nga nar a sànku am na yenn yoo xam ne faaw nga wax ko dès le départ su mënee ànd ak yow mu ànd ak yow su mënul ànd ak yow mu dem moromam ñëw. dëgg la. loolu mooy dëgg góor da ngay dëggu si li ngay def. góor da ngay dëggu. waaw léegi su fekkee ne wax nga principe yooyu noonu ba ngeen dugg ci biir mu am leneen xam nga lu mu waxoon war na ko foofu mooy danger bi waaye yow yaa ngi koy fekk sa lu mu nekk. nga bàyyi ko ak lépp yow xam nga ne lii bëggoo ko nga bàyyi ko ndax soit da nga ko bëgg wala soi-disant bëgg nga yéen ñaar ñu ngeen continuer automatiquement nga ne noo xaar ma bàyyi ko mu dugg ba pare nga bëgg a dugg ba pare bëgg a changer jikko. léegi su fekkee daf laa nëbboon loo xam ne da ngaa dem ba ci biir nga gis ko. su fekkee ne da laa nëbboon waaw ndax doon ne loo muus. waaw sa goro gën laa muus. dëgg la moom mi xam jikkoy doomam. boole ko dëxëñ nëbb jox la. dëgg la waaye teewul yow na xam sa jikko. waaw mais dama ne soo demee ba ca biir. waaw mu am loo xam ne dala koo nëbboon xamoo ko woon ca moom te mu feeñal ko. su feeñee nga wax ak moom. waaw. soo ko mënee baal nga baal ko. su balaa baal sax waxtaan la. waaw soo ko bëggee. waaw non bëgg rek doyul. bëgg rek doyul si ànd. moom laay waxal wala kan il faut ma déglu kenn. man maa nekk si micro man maa nekk si micro bëgg rek doyul. bëgg rek doyul ma leeral. waaw dama ne soo demee ba si àgg jikko feeñ. moom laa la wax. nga wax ak moom. waaw léegi waaw da ngay wax ak moom leeral ko ne ko lii ak lii. mu defaat ko ba nga am fa nga jaar ak moom. fu mel nan. fu mel nan muy góor nu muy doxalee rek. waxtaan. ay xale lay seetaan. waaw ay waxtaan da tey soo amee sa soxna. dafa am nan ngay wax ak moom. dafa am heure bi ngay wax ak moom dafa am nooy wax ak moom et vice versa dans le même sens. c'est très important parce que même say kaddu na ngay wax ak moom am na lu muy impacté si nit ki soo ko kaddu waxee kaddu bu réewande am na nu muy tontoog yow. donc teggin mooy base lépp. nga wax ak moom teggin. nga wax ak moom si teggin. muy sa soxna da ngay wax ak moom si teggin. soo leen waxtaanee si teggin nga ne ko lii bëgguma ko su defaat am nga nooy doxaleeg moom soit yow nga am li ngay geddee si ay mbiram nga won ko ni lii neexuma wala soit leneen say am na tas am na su la demee ba tollu na la foo mën a tas. nga tas waaye mooy doon dernière option. léegi nag dafa am leen loo xamante ne. léegi nag dafa am leen loo xamante ne dafa am. mooy que li ëpp si iñaan yi góor yi di am c'est dû si seen nature. kooku jikko lay doon. waaw non nature bu ñu mooñee góor dafa am leadership naturel. góor dafa am leadership naturel. su demee bay sentir ne que peut-être leadership am bi kii mi ngi koy commencer dévier automatiquement da ngay gis mu am ay jikko su amul moral. réagir bul sonn. maanaam su demee ba koy teg loo xam ne moom. pas teg de c'est-à-dire que suy sentir. waxuma teg de suy sentir doon la ko. non c'est pas obligé mu teg c'est-à-dire parfois ngay gis lenn luy ñëw. wala nga gis yëg-yëg la. déedéet yëg-yëg moom kooku moom. non kooku man taxawu. waaw maa ngi ñëw. papa kii ci gis-gisam la nekk. dañ ko bàyyi maa ngi ñëw. yëg-yëg. tey ki nga xamante ne nii. yaa ngi koy gis muy évoluer. yaa ngi koy gis muy évoluer. c'est-à-dire yaa ngi gis muy ñëw. yow su fekkee ne amoo moral bu baax.
yaa ngi gis automatiquement da nga bëgg a sa xol di nga commencer iñaan parce que da ngay sentir ne kii mi ngi lay commencer dépasser alors que dépassement boobu si sa kilifteef la nekk. nga bëgg koo freiné. góor kilifteef la am ci biir kër. góor kilifteef la am ci biir kër. góor ak jigéen dañ doon xuloo. ku góor ki ne kii dama koy fase ñu ne ko lu tax nga war kaa fase. mu ne ko man de kii yéeguma benn kilifteef bu ma jox benn cër bu ma jox. ñu delluwaat si ku jigéen ki laaj ko ne ko lu xew mu ne ko man daal yéeguma benn mbëggeel bi jóge si kii ma tënk leen ma ne leen góor kilifteefam la soxla jigéen nga koy won mbëggeelam la soxla su demee góor su demee ba sentiratul kilifteefam day génn su amul moral jigéen tamit su demee ba sentiratul mbëggeelam day commencer kaas day génn donc kilifteef ab doxalin la sànq yaa ngi jël exemple ki nga xamante ne ni jabar ji dafa génn dem mariage tàggu ne mariage la dem bu mu paree mu génn dem feneen ma ñëw si loolu am na ki nga xamante ne day ci bool def choc am na ki nga xamante ne amul dara génn na tàggu na fenn te demu fa wallahi azim man gis naa ko waaw mais man kii laa la wax waaw man tamit kii laa la wax oh là là ba philosophiquement parce que man xam nga man waaw maa ngi ñëw déggal xale yi laay wax Maya nag ma baax maa ngi ñëw mënatuma wax ak ñoom waaw maa ngi ñëw xam nga sànq et pourtant on a dit un débat sans contradiction non du débat loolu non am na non il faut débat d'idée la voilà donc dans ce sens dans ce sens maa ngi ñëw xam nga moom dafa ne xam nga moom dafa ne dafa dox man tamit damay dajeeg damaa dox ab ndaw laa de waaye dox naa dox nga waaw ñaata at nga am man j'ai 27 ans ñaata soxna nga am non du question de soxna non du si question de soxna du si question de soxna de du si question de soxna dama di coach je suis dans le domaine mental waaw maa ngi ñëw loolu du problème ça c'est privé ça c'est privé je ne rentre pas dans ça ça c'est privé non ça c'est privé je ne rentre pas dans ça oui si vous voulez mais moi je donne des débats d'idées non débat d'idées non je conseille pas je donne des débats d'idées parce que xam-xam dafa yaatu non man on échange voilà xamul sama liggéey moo tax ma expliquer loolu ma liggéey boo mën a am yaa ngi ko kii ci kayit yi mais da nga may déglu liggéey boo mën a am ay kayit ay texte la yu nu bind nga di ko jàng ba xam ko ak kii ak ay article c'est pas obligé nga may déglu rek mais man lii ma la vécu la man dama dajeeg vécu ñu ko vivre comme ni nga raconté histoire man noonu laa lay raconté histoire Aïcha on le laisse terminer c'est exactement ça vingt et quelques années là non ce n'est pas dans ça dans la logique où tout se passe si sa état d'esprit lépp loo gis si état d'esprit la dem xale yi wuyu leen j'ai rencontré des centaines de couples waxuma ay dizaines de centaines de couples ku si nekk ak sa problème donc li may wax dama ko xam façon histoire boo mëntul xalaat dégg naa ko ma ni mu amee jigéen bi nga xam ne am na otoom dem mu ne mariage la tàggoo dem feneen noonu la am kenn koo xamante ne amul dara tàggoo fii ne dem feneen bëri na man dégguma damaa gis waaw man tamit damaa gis yow nga ne léegi dégg ni nga gisee noonu laa dégg mais gis bi nga wax waa kii la ok d'accord je suis très d'accord j'accepte ce point de vue je l'accepte j'accepte ce point de vue c'est pas une question je suis lucide bien sûr ki nga xam ne ñëw wax histoire am ñëw raconter ma ne lii la def xam nga kooku du ñëw fen si man kooku dafa am vécu mu ñëw raconter ma donc c'est la même chose c'est un vécu on peut considérer ça comme un vécu on est très d'accord donc li nga xam ne moo tënk loolu xam nga fu mu tënkoo si doxalin nga ak jikko ji nit mën nga am ay milliards nekk nit mën nga ñàkk nekk nit léegi nit ki am oto changer dem fële kooku jikko moo mel noonu moo non xam naa gisoo. mës ngaa dem Europe. non.
mosoo dem Europe moo. non c'est pas une question de mosoo dem Europe c'est pas obligé. mosoo dugg avion. non avion mos nañ si dugg mais pas dem. dañuy dem ay conférence di def ay conférence ba ci biir réew mi. waaw. waxuma ci biir réew man. non même au Maroc. nga fanaan ci avion bi laa. non bien sûr. déedéet non ndax nee nga mosoo dem. non Europe rek mooy avion. lu ma ko bëgg a wax. waaw waxal maa lay déglu. dégg ngeen maa bàyyi ak sama xel de. waaw dugg avion bokk na ci dox. waaw dugg avion kay su fekkee loolu def nañ ko. waaw bu dee da ngeen yéen ñi may waxal suñu ubbee téléphone bi. amul ay jigéen yoo xam ne. fii ci réew mi lañ leen di jëntee. fii nañu déggee alxeyri. fii nañ leen dugalee ci avion dem cëppeelu ak ñoom bitim réew. dëkk boobu kenn du fa dóor jigéen kenn du fa laal jigéen. ñu dem rocceeku. wut fa beneen boroom kër. waaw léegi loolu si lan la. même fii sax kenn du fi dóor jigéen. waaw kenn du fi dóor jigéen. même fii. waaw. boo ko fi defee bu la ko defee waaw léegi loolu si lan la. waaw léegi loolu mooy ndax jikko jooju. nga xam ne. léegi ci jigéen. xam nga yoon da ngaa bi ngay wax ba léegi da ngaa protéger jigéen waxoo benn incident bu jigéen def. non ma di la génneel ay incident ndax da nga wax ne góor su demee ba am fu mu toll. waaw c'est parce que maanaam am na loo xam ne mi ngi koy sentir wala mi ngi koy yëg moom moo tax. loolu nga wax. léegi papa. soo ñu mayoon tuuti ñu déglu Mister moom mu yeggal rek. waaw Maya mën a introduire aussi parce qu'on aimerait bien comprendre moom fan lay daanale aussi pour ñu mën a évoluer ci débat bi please. dans ce sens. non li wallahi al azim li nga wax dëgg bu wér la. dëgg bu wér la de. lu mu wax dëgg bu wér la waaye mënuñu ko tënk c'est parce que nit ki nii la doxalee. que dañoo bëgg a jël benn généralité boobu rek bëgg a yàq affaire non c'est doxalin gëla parce que tamit nu mu amee jigéen bi nga xamante ne voyagé na. def yëfi dof noonu amee ay jigéen yoo xam ne toog nañ foofu sëy. yëfi dof. waaw am na. ay jigéen yoo xam ne dañoo dem extérieur def yëfi dof li xam ne du yëfi nit. du yëfi gore. am na c'est une réalité noonu la tamit amee ki nga xamante ne nii dem na foofu nekk nit sëyam nu mu ko war a sëyee. waaw léegi kooku su fekkente ne jigéen taxaw na daan ne góor. àll mikk di nga ma yóbbu Europe. mu lànk da koo iñaane question yi ba ñu def tour ba pare please. c'est pas une question de iñaan. déedéet ndax ci loolu c'est pas une question de iñaan ci iñaane nan nekk. loolu c'est pas ndax jigéen toll na fii ne borom këram yóbbu ma Europe mu lànk. waaw c'est pas une question de iñaan. léegi su fekkee borom kër ba gis na lu mel noonu. non gis na lu mel noonu. waaw tu as bien da nga teg condition. waaw. da nga teg condition ba pare. s'il n'y avait pas de condition. dama ne loolu iñaan. mais am na ci droit. tu as mis une condition moo tax ma ne ko il a mis une condition. da ngeen di bàyyi góor gi xool. ba gis mais bien li sûr tax mu def li mu def. bu leen ko méngale ak iñaan. non bokkul ba tey ñaari yi bokkul. ñeent ngi nii. bee boo su la neexee ngeen TikTok. sàcc akub njublan. caga akub gànc. nay bi ak kii sàmm alalam. wakkatu dëgg bi ak ki ñàkk kersa. danoo tolloo bokk waaye ay synonyme nanu yoo xam ne bokkuñu aw yoon te bu ci nekk rek mën ngaa def li nu jiñ la lee nay bi mën nañ koo jiñ nay te fekk day sàmm alalam du nay. je le rejoins parfaitement. waaw c'est-à-dire que moom li may wax sax ñëw na si li may wax sax ñëw na si. waaw c'est-à-dire que su fekkee ne yaa ngi gis mooy lu mu wax nii lii dafa def ba seen. xam ne lii su si jubloo. naqar la si am. déedéet ci keneen la ko gisee. si keneen la ko gisee. loolu yëfi keneen la. waaw loolu yëfi keneen la. mën nga nag préserver wu. préservation mën nga ko am tu as le droit de le faire. c'est très normal. mais ça n'a aucun. la moo tax ngay préserver wu dafa am loo gis. moom la pourtant loolu laa sànq de. waaye gis tamit doyul. il est préférable tey jii nga gis ay agissement yu wóor. yu la xam ne kii fi ngeen nar a mujj dee du baax. fi ngeen nar a mujj du baax. loolu mooy jigéen su demee ba bëgg a am yenn prévoir. bu leen egg foofu. léegi nag ba tàggoo leen na ku nekk dem. waaw na ku nekk dem waaw. léegi nag moo tax dès le départ. ma ne les choses se passent avant même d'entrer dans le couple. pourtant wax naa ko fi. dambay def loolu ni mu def di fanaan àll. pourtant wax naa ko fi de. am na yenn doxalin yoo xam ne du doxalinu nit mais les choses se passent avant que ngay dugg ci couple bi. vous vous dites les vérités.
c'est ça loolu mooy affaire soo demee nag ba gis li nga xamante ne nii baaxul nga ne teg sa baaraam nga ne lii baaxul am nga sa droit. waaw ba xëy tëj sa kër dem amaloo sa borom kër njëriñ. loolu moom kenn d'accord ko. et je suis très d'accord ak li muy wax. waaw sérieusement. on va passer la parole à Maya. d'accord donc. dafa nga bàyyi Maya mu daaneel nag please. dëgg naa jàpp ci rek Fall dama la ko ñaan rek yaay sama xarit. non soo waxee damay taxaw wax ak moom. ndax su ñuy wax ak man doone kenn noppil. waaw bu leen kon nag may bàyyi rek man je suis de mes facultés mentales. léegi vous les téléspectateurs yéen la ma bëgg a jaxaseel. barke borom Tuuba introduction la ñu nekk doo bàyyi ñu introduire yow ba nga introduire kenn waxu. yaa ngi jékki-jékki rek ma yaa papa yow li nga nekkee nii yow papa li nga nekkee nii budul wax la. non yéen téléspectateurs yi yéen la bëgg su ngeen ubbee ngeen dugg. waaye papa man dama ni mu defoon keroog mu ne Assane Lo styliste moo fi indi kooku. doon dal sama kaw waaw moo ma booleeg moom. waaw moo la booleeg moom. kon moo ko briefing ne ko soo demee dal la ci kaw. loolu moom waxuma. loolu la kat ba Assane Lo ko fi indi pour mu dal sama kaw. damay wax lu ma leer ak lu ma wóor. mais kooku il a la tête vide. Assane. yow dafa mel da ngaa nam sekk. bëgg naa loolu mu ñëw. nam nga ko walaay su ñëwoon ma jox ko kii ma jox ko garab doon na ma la laaj sa numéro. man. waaw non du ma ko jël kooku ne nawloo ma. ci plateau bi. kooku sa xarit la moom. ci plateau bi la taxaw ne ma nawloo ma la ba ñëpp mer ko. ne ma laaj nga ko nguraan la fa xew xamu ko. moom ay génam a ngi nii leena taal nii yaa ngi génnati leena nii mooy génam te xamu ko sax. waaw baax na ayca leena taal nii mooy génam. d'accord donc yéen ñëpp yaa ngi ñëw ba dem romb sa géer fii leena taal surtout alawaan taal. papa mën naa commencer. man mënoo maa jaxaseeg àdduna. donc yéen ñëpp déglu naa leen li ngeen wax yëpp am na solo. mais li may préciser mooy am. ak koom-koom moi je me dis que mbirum yàlla suñu borom la yàlla mooy xool ku mu neex mu jox la yàlla mooy xool ku mu neex mu xañ la ce qui fait que moi je me dis que di iñaane nit ci amam boo xam ne jógewul sax ci moom ci yàlla suñu borom la en fait il faut nga gëm a di yàlla dëgg-dëgg pour di ko iñaane. par contre il va falloir que ñu interpréter terme iñaan des fois on dit que nit dafa iñaan mais est-ce que dafa iñaan je m'explique damay joxe benn cas de figure bu ndaw ñu gis man ma marié ak Prosper man maa ngi liggéey Prosper mi ngi liggéey xëñ na man maa ko ëppale salaire wala ëppalewu ma ko en tout cas ñun ñaar ñëpp ñu ngi liggéey mais tout va très bien Prosper xëy suba rek ne ma da ngay bàyyi liggéey bi tout le monde va dire non dafa iñaan mais va falloir que ñu taxaw seetlu Maya nan la mel lan moo tax Prosper ne ko da ngay arrêter liggéey bi parce que y a de ces cas de figure yoo xam ne xëñ na arrêter liggéey bi mooy gën te du iñaan bu dee damay joxe deux hypothèses Maya dafa nekk nit koo xam ne mi ngi toppatoo këram mi ngi toppatoo Prosper mi ngi toppatoo njabootam mi ngi liggéey amul benn impact bu négatif liggéey bi muy liggéey amul benn impact négatif ci foyer mi ngi def bay def lu ko warul mi ngi jàppale Prosper financièrement ci loo xam ne sax waru ko su ko neexee mi ngi jàppale Prosper ci njabootam par exemple Prosper su jëloon doomam dugal ko école publique par exemple boo xam ne xëñ na dañ doon grève Maya ci koom-koomam jël na xale yi dugal leen école privée boo xam ne leer na la ne xëñ na gënul école publique bi de mais xëñ na ñoom sax duñu grève et que dinañ mën a continuer cursus bi normal Maya mettre na dans de très bonnes conditions famille yu Prosper de façon générale ci loo xam ne Prosper kase su ko doon def xëñ na du ko mën Prosper xëy suba ni Maya bi nga xam ne mi ngi def la waree fam lépp da ngay arrêter liggéey bi là je peux dire que Prosper da ngaa iñaan parce que kii liggéey bi muy liggéey mi ngi la ciy jàppale kii liggéey bi muy liggéey au contraire da nga ci war a gën a mën a sagu parce que am na lu bari loo xam ne mënoon na metti ci yow mais oyof na bu boobaa Prosper dafa iñaan par contre am na beneen type de Maya boo xam ne va falloir que ñu bàyyi ci xel mooy Maya bi nga xam ne mi ngi liggéey Prosper mi ngi liggéey ñi ngi sëy am nañ ay njaboot mais Maya dafa gàtt xel Maya yaakaar na ni xëñ na 500 000 francs bi muy gagné par mois yaakaar na ni loolu noonu daf ci war a manque de respect Prosper yaakaar na ne xëñ na Prosper am na salaire u 100 000 Maya am na 500 000 que Prosper amul suy génn mu ne ko non amoo droit pour génn Prosper du gis Maya matin midi soir Maya talatul dara lu dul di xëy di gën di wut ça d'accord mi ngi liggéey mais fàtte na vie familiale bi Maya ay doomam gisatuñu ko Maya toppatootul Prosper Maya waxuma la fuuy sax mais bew c'est-à-dire que da ngay jékki-jékki yow tu dis que man sama parole moo gën a supérieur parole Prosper parce que maa la ëpp koom-koom am na jigéen yu mel noonu ñun parfois dañuy gàtt xel su may génn aw ma droit tàggu la parce que écoute démb location bi écoute man maa ko fay donc tu n'as pas droit à la parole yana damay dem xew xale yaa ngi noonu xaw ma ban heure lay ñibbi si tu sais mooy loolu noonu façon lekk baa ngi foofu noonu am
na genre type maya yoo xam ne genre suñu xasee ba am financièrement dañuy bew parce que comme tu l'as dit tout à l'heure ci yarin bi la peut-être que forgé wuñu leen assez ba ñu yamale neen ak lu bari forgé wuñu leen assez ba ñu jàpp ni xëñ na alors lu mu bari y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie et écoute am na jigéen yu gàtt xel yoo xam ne effectivement Prospère su la bàyyee nga continuer di liggéey ci divorce ngeen jëm Prospère bëgg na jabaram bëgg na ay famille am bëgg na njabootam bañ na njabootam tas mu ni Maya est-ce que doo bàyyi liggéey bi parce que yow sa liggéey bii ni soo ko continuer ci divorce lañ jëm sa liggéey bi soo ko continuer samay doom dinañ tas parce que man sama bopp kilifteef gi ma waroon am sama kër muy baat bi sax nangulatoo ma ko c'est-à-dire que faalee too ma je suis juste benn nit sama jëkkër nga kase et tout mais amatoo benn droit ci moom moi je me dis que Prospère boobu nga xam ne dafa jóg ni Maya bii nii liggéey bi da nga koy jéem a arrêter est-ce que dafa iñaan parce que écoute parfois on prend des décisions si on prend des décisions yu ñu arrangé wul rek ñun dañ naan daf ma iñaane mais des fois décision yooyu noonu am na lu tax am na fondement bu dee Maya tey ji su amee salaire 1 million bew faaleetul kenn réew fuuy ba écoute liggéey boobu écoute est-ce que baax na tamit ci Maya. wala moom lu mu nattee. est-ce que baax na ci Maya. c'est-à-dire que am na nit ñoo xam ne. na ma yàlla baal am na nit ñoo xam ne du ñëpp a war a am pouvoir ci àddina du ñëpp. parce que am na ñoo xam ne suñ ko amee dañu ciy abuser parfois alal sax du ñëpp a ko war a am na ma yàlla baal parce que am na ñoo xam ne suñ ci amee dañ ciy lor dañ ciy gaañ. parce que am na lu ñuy prouver am na lu ñu manqué woon seen enfance ñuy dem à la place ñu am koom-koom war a defar dañuy yàq dañ naan par exemple sama tonton bii bi ma demee woon këram bi ma nekkee woon xale su ma daan ñibbi du ma may paas waaye xaaral su ma màggee su ñëwee ñaan ma tub damay fayu c'est-à-dire que y a de ces enfants y a de ces personnes qui sont comme ça genre rancunières par contre am na aussi beneen type de iñaan boo xam ne moi je me dis que du iñaan par exemple sa soxna am forme yoo xam ni forme généreuse am ay bisimilah salaamaaleykum ni nga ko doon waxee Prospère benn jour boo xam ne yow tey jii su jógee woon Nord Foire di dem Ouest Foire su rombee téeméeri góor tàggalikoo nañ seen ay sago am na jigéen yoo xam ne ni ñu mel ci suuf ak ni ñu mel ci question de taille ak question de forme en quelque sorte tu es marié nga sol ay bas ay jean yoo xam ne écoute soo jógee Nord Foire di dem Ouest Foire góor boo romb moom xelam dem na ba écoute sa jëkkër ñëw na la kaay soxna si man su ma sañoon takk naa la nag duma la muurloo ibaadu parce que muuru ibaadu c'est une décision personnelle du dama la koy imposer yow la yaa ko war a sentir mais su ma sañoon sooy génn nga xool sa colin jean yi est-ce que doo ko mën a est-ce que doo ko bàyyi parce que gis naa ne yow sa suuf dafa développé soo solee jean dafay xaw a doy waar daal suñu génnee en plus tu passes pas inaperçu te femme mariée tu dois pas être là pour du voyez-moi yow toi tu es marié sa jëkkër moo la war a xool ce qui fait que yow lan ngay soxlaa mbedd bi di apprécier say formes non mais sérieusement non mais merci pas parce que musoo ñemee génn diggante fii musoo am loo solo nga def xam naa li ma la wax non mais sérieusement am na jigéen yoo xam ne non mais bëgg naa la ba pare. ma wàcc nga dem. waaw sooy taxawaalu doo ko taxawaalu fii sama. déedéet demal waaw. des ak baa bi. waaw di riir waaw di riir waaw. di wan say morom ne léegi nii laa mel. donc moi je me dis que yow jigéen bi nga xam ne xëy na ci suuf doy na waar yow sa bopp yaa waroon bañ am sa jëkkër di génn di sol yenn coleen yi nga xam ne soo génnee genn wàllu góor yëpp tàqali koog seen sago c'est-à-dire que yaa ko war a bañal sa bopp avant que sa jëkkër di la woo naan la xoolaatal sa habillement yow yaa war a modifier sa habillement tout en sachant que toi tu cherches à charmer ton mari dans la maison tu n'as pas à charmer les autres dehors parce que amul benn sens te am na ñoo xam ne ko war a yemale sa borom tout à fait mais waroo gën mais ça rejoint un peu ce que Mr Mo a dit c'est par rapport ki nga xam ne avec ses formes généreuses et tout ba nga koy doxaan noonu nga ko bàyyee woon et tout li ngay wax nii peut-être mënoon nga koo wax avant ngay. non mais Safia côté boobu. d'accord xam nga lu tax. je me dis que est-ce que warul woon mën a nekk parce que am na ñoo xam ne dañu leen di takk ba pare andi leen ci kër. non mais tu sais. mooy côté vestimentaire. da ngay gis yow da ngay doxaat nit ki muy sol ay gants. di sol ay jeans et tout nga bàyyi